wax seen ànd ak ñun saa su ne xibaar yi ak li nga xamante ni mooy tolluwaay réew mi ak tibbante tànk fu ne waaye wax joo xamante ni mën na tas réew mi ci wàllu waasoog yeneen moo waral plateforme des femmes pour la paix en Casamance yëglu bu nu sañoon daal kàddu yu ni mel ñu tegaat ko ci suuf ngir ni nu ko waxee sàmm muccal bennoo gi nga xamante ni moom la ñu mas a dëkkee fii ci mim réew ak yëglu tukkee ci regroupement acteur ci wàllu secteur industrie agroalimentaire ci Touba Mbacké la ñuy njort mooy déwén ñu bañ a amam njiw ci wàllum gerte li ko waral di ñu ne gerte gu baax gépp dañ ko faf yóbbu ca Chine wàllu xibaar bokk na ca li ko dalee juróom ak ñaar fukk ci fan ci weeru mai yi ñëw am ceddaleem ndox ci anam yoo xamante ni macha allah dootu ca am ay jafe-jafe na ko noonu diwaani Thiès Tëngéej Ndakaaru ak banlieue am yëpp loolu ministre bi ñu dénk ndox mi ak assainissement Serigne Mbaye Thiam ko xam le ginnaaw ak ngan ca réservoir bu mag bu KMS 3 liggéey bi gis na moom kilifa gi ne ma ngay dox bu baax a baax ngir yeggale gi ñeel boobeep forage di KMS 3 ci technique bi Abdoulaye Diop. dañuy tàmbalee xibaar yi ak yëglug waa plateforme des femmes pour la paix en Casamance la ñu rëcc mooy réew meeg fi nu ko jaarale fan yi ci waxi waasoog yeneen yoo xamante ni mun na tas ci gàttal Sénégal ca loolee dañ ko war a tegaat ci suuf ñoom loolu la ñuy woote plateforme boobu bu société civile ab Sénégal ne nanu ko dakkal ndax Sénégal musunoo xam wax yu ni may jëm ci wàllu waasoo xeet ak yeneen njiital mbootaay gi soxna Ndeye Marie Thiam ak Lamine Ba. li tax tey ñu yëkkati suñu kaddu mooy lu xew suñu biir dëkk Sénégal fan yi ñu weesu ñu dëkk fii ay kaddu yoo xam ne daf ñu tiital mu naqadi ñu metti ñu lool mu doon ay problème yoo xam ne ñun mësuñu koo dund Sénégal ndax fii biir Sénégal dañu xam li ñuy woowee cousinage à plaisanterie diggante séeréer ak joola diggante séeréer ak pël et cetera njaay yi ak jóob bi ki loolu la ñu dund ki loolu la ñu yaree suñu mag yi bàyyi ñu fii benn héritage boo xam ne day defar Sénégal loolu mooy suñu ciment social waaye temps yi ñu weesu nit ñi yëkkati nañu ay kaddu yoo xam ne doy na waar trop mu nga bëgg a yàq loo xam ne lu ñuy ooyee cohésion sociale bi moo tax ñu jóg di alerter encore une fois di au population bi pour ñu dellu si seen xel ñu xam ne Sénégal ñu ñoo ko bokk Sénégal benn bopp la donc dañ ko war a dund ko ki suñuy défin dund ko ki suñuy comportement dund ko aussi ki suñuy kaddu ñaawlu bu baax a baax li fi xew Université de Dakar te mosu fay xew ñu di ko ñaawlu bu baax ñuy attention du au Sénégal lépp pour que vraiment population bi ñu jóg ci delloo siwaat suñu xel vraiment ñu dund li ñu doon dund parce que loolu mooy Sénégal. Ndeye Marie Thiam jiite plateforme des femmes pour la paix en Casamance ci yëglu gu nu amal ñoom mbootaay yooyu soxna yi dox jàmm ca Casamance ne bu nu sañoon daal réew mi la ñu xam ba fii wax ju baax juy boole juy nas ñu wéyee ko ba ci suuf wax ju bon ji diwaanu Louga sëriñëb daara bi nga xamante ni dañ ko toppe woon ci yoon dóor taalibeem ba mu faatu Abdoulatif Cissé tribunal teg na ko daan juróomi ati kaso Abraham Polpuy sëriñu daara Abdou Latif Cissé nag moom yoon daan na ko daal di ko tëj juróomi at ginnaaw yoon bi mu jàppee ne moom moo fàtt élève am Abiboulaye Camara beneen décision bi nga xam ne yoon jëlaat na ko mooy war na jox lu toll ci 10 millions waa këru Abiboulaye Camara pour dommages et intérêts moom nag sëriñu daara bi li nga xam ne yoon moom la ko toppee mooy daal di dóor nit daal di ko gaañ ba faf kooku faatu te ki nga xam ne nag dafa faatu ab mineur la te atam yi mu ngi toll ci 10 at ak juróom te ki nga xam ne nag yaa ko faat ci sa autorité la nekkoon bu mu taxawee nag ci baar bi sëriñu daara bi daal na weddi yenn ci li nga xam ne ñoo ngi ko doon toppee mu di chef d'accusation yi waaye nag nangu na ne bés bu affaire yi di am jot naa dóor ñeenti yar ki nga xam ne moo nekkoon élève am waaye ab corde la ko dóoree ci fàttali nag affaire yi ñoo ngi am le 16 février 2020 sëriñu daara bi nag dañoo ne dafa daal di dóor élève am boobu nag moom munul woon leçon bi nga xam ne moom lañ ko jàngal ci bés bi ñaari fan lañ ci teg élève bi daal di génn àdduna waaye balaa moo génn àdduna dafa joxoñoon ne sëriñu daaram bi moo ko dóor yi metti ci noonu nag la waa kër ndongo daara bi daal di porter plainte sëriñu daara bi ñu daal di ko teg loxo te tamit ñu placé ko sous mandat de dépôt mu nekkoon Abraham Polpuy Louga rajo Futur Média. jërëjëf Abraham ñu des wàllu yoon ba tey fii ci Ndakaaru tribunal du commerce bu Ndakaaru moom daf ni amul ak sañ atte wala addu jëme ci mbiram pharmacie place de l'indépendance dafa daal di déclaré wu incompétent boobu tribunal moo waral syndicat pharmacie privée yi Sénégal ñaawlu ko ba fa ñaawlu ñoom li seen xel mënut a nangu mooy ñu jëlee ci yoxoy docteur Aïssatou Ngoudiam Mbodj li nga xamante ni mooy yorinuk pharmacie place indépendance
njiital googeeg mbootaay syndicat pharmacie privée Sénégal docteur Assane Diop ñu teewlu ko Hadj Ndate Diop. dafa ñu bett ndax lépp li nga xam ne mooy contentieux ci mbirum contrat de bail normalement tribunal du commerce moom rek daanaka mooy ki ci war a wax donc su ne tey jii dafa incompétent décision la bi nga xam ne vraiment bett nañu bu baax a baax. lan ngeen fas yéene taxawaay dinañ def appel ndax suñu avocat yi ak avocat maître ak Aïcha Goudiam ñëpp dinañ ci waxtaan mais li ñu war a def mooy dañuy def appel parce que jàpp nañ ne décision bi daal di décision bi nga xam ne moom lañ doon xaar. est-ce que di ngeen wéy di nangu ñuy jëlee pharmacie boobu ci yoxoy soxna soosu di ko jox keneen. loolu moom duñ ko mas a nangu moo tax ñu waxoon defoon li ci war a def yëpp ba pare yóbbu ko ci fii mbaxane doone benn tey jii dara mënul fexe di justifier wala dëggal li ñuy bëgg def nii mooy nangu pharmacie jox ko keneen loolu duñ ko mas a nangu. RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñaari minutes. RFM rajo askan wi. xibaar tukkee ci jëwriñ ji ñu dénk wàllu ndox ak assainissement dal xel lool ci wàllu ndox meek jotin wi diwaanu Thiès Tëngéej ba Ndakaaru ak banlieue bi ko wër ci wàllu kon jotinu ndox moomee fileek juróom jàpp ñaar fukki fan ci weeru mai 2021 incha allah ndox mi jotin wi dina ànd ak i ngëneel maanaam ci lu dog ak yeneen dinañ ko jot ci lu doy ginnaaw defaru ko KMS 3 ak mband mu rëy ma ca Thiès mband moomee sax le ministre Serigne Mbaye Thiam nemmiku ji woon Cheikh Anta Diop. fii ci grand réservoir bu Thiès di mbànd mu rëy mi nga xamante ne sol na ndox ba fees dell jóge ci Lac de Guiers jamono yi daanaka ndox mi agsi na tiwo yi ñu ngi leen di setal waaye jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor wàllu ndox mi di Serigne Mbaye Thiam bëgg na lool muy bérél ne ci diggante juróomi fan ci weeru mai jàpp ñaar fukki fan ndox dootul manqué ci diggante Thiès jàpp Tëngéej ba Ndakaaru. Thiès ak Diamniadio Tëngéej ak ñoom ñëpp ay localités yoo xam ne yii ñi ngi nekk avant ci réservoir de Thiès yi. bi ma ko gisee ak liñ ma wax nee naa leen ci loo xam ne lii amuñu benn gàllankoor. ñi ngi leen di sas ñoom ne leen juróomi fan ci mois de mai nañu def nag léegi ndox mi yegg ci kër nit ñi su fekkee ne nag am nañu yenn jafe-jafe yi yoo xam ne du jafe-jafe yu mag gën gaa sori ñaar fukki fan ci mois de mai ndox mi yegg ci biir kër yi Dakar. Serigne Mbaye Thiam nag di indi leeral ndox mi nga xamante ne moom mooy jóge ci tuyau yi ñu di ko tuur nee na loolee dafa fekk ne dafa am ay liggéey ñuy def ngir gën a ñoŋal mbir mi. bi ndox mi di ball ci yoon wi am na ay nit sax yu ko jël vidéo naan ay fuite dafa am ay tuyau yu yàqu tuyau Kër Momar Sarr yooyu fi muy aw du ndox moomu di génn ci fan yi di ñëw nit ñi danañ ko gis waaye ndox moomu du ndox moo xam ne bi mën nañ koo jëfandikoo dañ koy utiliser pour raxas tuyau yi. raxasit la du ndox mu baax pour naan ko. borom xam-xam yëngu ci wàllu ndox mi ràngaayu nañ nee nañ nag fii ak weer ak lu teg fépp fu waay nekk ci réew mi dina jotee ak ndox mu sell. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf sëñ Cheikh leneen lu mën a jur yaakaar ci wàllu xeex ak waame gi ñeel Kër Massar mooy liggéey yéen fay amal jamono yi ña nga ca ci boobee liggéey bokk na ci lu jëm ci ay canal ngir ñoddi ndox mi ak juróom ci ay bassin rétention di xur ndox yoo xamante ni dañu ko fa amal ne ay jumtukaay ngir ni ñu ko waxee la fa woon ci nawet bi wees bañ a amati ndax sonnoon lool ci pàttali ñoom waa Kër Massar ministre bi ñu dénk wàllu collectivité territoriale Oumar Gueye ma nga fa woon ci ngan ak xoolal boppam fi ñu toll ci yooyu liggéey ndongo ka liggéeyu tabax ay canalisation ak i bassin diggante Mbaaw ak Kër Massar ngir di nag pomper ndoxu taw mi di avancer nag bu baax a baax kii di ministre des collectivités territoriales ni liggéey bi nag anam gi muy doxee daal dinay dal xel Omar Gueye. taux bi mën nañ koo xayma entre 20-25% mais gis nañu daal ñu ngi ci phase d'accélération boo xam ni rendez-vous bu ñu joxee dinañ ko mën a respecter en tout cas ñëpp engagé wu nañu ci forêt classée bi foofu ay bassin yu bare ñu ngi ko fay liggéey yu mat juróom booru Camille Basse gis nañ ni foofu aussi canalisation yi wax dëgg yàlla liggéey baa ngi avancé bu baax. entreprise yi ñu dénk nag liggéey bi yore nag ay jumtuwaay yu rëy ngir fexe nag sàmmonte ak seeni engagement kii di ministre Omar Gueye ni am na yaakaar ni yi lay liggéey nag daañu ko jébbalee ci délai bi ñu joxe woon. ñaari entreprise ñu ngi koy liggéey muy Enan Chine ak CSTP li ñu leen sant comme liggéey mooy fii ak 31 mai bii di ñëw liggéey bi mën a sotti en tout cas ci wàll wi nga xam ni mooy mën a gàttandu mbënn mi nga xam ni suñu borom mën na koo indi comme mën na ko bañ a indi it mais nañu fagaru comme ni ko président Macky Sall sant gouvernement. lu aju it ci marigot bu Mbaaw ak jafe-jafe yu muy jànkonteel te ndoxu taw mi ni pompe tamit war faa teeri ji foofee it daanu fa amal ay liggéey. fii ci marigot de Mbaaw am na liggéey bu ñu for def it disposition yi war a jël yëpp pour que nawet bi di ñëw ñu samp ko fi daañu ko jël bu cee la àndee fii ak le 20 avril daañu ñëwaat toppaat liggéey bi xool fan la toll. yile infrastructure nag bokk ci phase d'urgence bu projet 2 bi mu doon dispositif de pompage boo xamante ni liggéey bi lu jàmp la te dafa war a sotti laataa nawetu ren bi di tàmbali
yi ngir saafara nag lu aju nag ci wàlluk mbënd mi diggante Kër Massar ak li ko wër Ndongaka Kër Massar rajo Futur Media. Ndongo jërëjëf ñu daal di jël li nga xamante ni mooy autoroute bi rek wutali ca Fatick ca Aminata Goudiaby foofu xam ngeen ni ci wàllu liggéey ña nga fay dalloo ay yoon maanaam ñeenti milliards yoo xamante ni ngir tabax ay yoon la juróom-ñaari kilomètre yoon yu jaar ci biir diwaanu Fatick mu tegu ci kaw programme bi jóg ngir méngaleeg jamono diwaan yi ci Sénégal muy Promoville Aminata Goudiaby. lii nag lu waa Fatick yàggoon na bëgg la doon ko jooy fi mu ne nag mën nañu wax ni seen doléance daañu leen ko defaral ndaxte nee ñu lu tolloo ko juróom-ñaari kilomètre ci ay yoon daañu ko tabax ci mbedd yu bëri yi nekkee ci biir ville bi loolu nag ñu war ci def xaalis bu ëpp 4 milliards de francs CFA ministre bi yor wàllu développement communautaire équité sociale ak territoriale moom moo doon lancé liggéey boobule ci altine ji nee ñu nag mi ngi aaju programme de modernisation des villes Promoville Samba Ndiobène Ka. commune Fatick nag li ñu fi mën a jàpp mooy que ne luy tolloog juróom-ñeenti kilomètres ak 250 mètres def nañ ko étude ba pare maintenant li nga xam ne moom moo jot financement te ñu door ko tey mu ngi toll ci 7 kilomètres de voirie mooy ay tali foofu tamit li ci jar a xam moom mooy que ne du tali yu ñuy defaraat waaye ay tali yu bees peq la ba pare mu am aménagement bi mu war a am. projet boobu nag dina bokk ci li nga xam ni moom mooy gën a taaral ville bu Fatick ndaxte nee ñu éclairage public bi ak itam système d'assainissement bi daañu ko gën a ñoŋal ci projet bu ni mel Matar Ba moom mooy maire Fatick. te travaux yi day nekk loo xamante ne day changé xar kanamu Fatick fii ñu taxaw nii ndox la daan am suñu defee bretelle bu jóge fii dem ba émetteur tey kenn dootu wax waxu circulation ci biir Fatick parce que juróom-ñaari kilomètres foo ko def ci biir gox muy ay kilomètres yu bees ci tali xar kanamu dëkk boobu changé nga ko complètement li gën a am solo mooy du tali rek la ñuy defar dañuy defar tali assainir ko ba pare def ci ay lampe ba mu leer. ministre bi yor wàllu développement communautaire de l'équité sociale et territoriale Samba Ndiobène Ka laata muy ñëw ci biir commune bu Fatick demoon na ca Djilor Saloum foofu nag mi ngi fa doon visiter ay chantier wu programme d'urgence de développement communautaire foofee daf ci am ay villages yoo xam ni dañoo tàmbale di fa indi courant te liggéey bi door na Djilor Saloum nag mi ngi féete ci département bu Foundiougne Aminata Goudiaby Fatick RFM. jërëjëf soxna Aminata wàllu gerte gi ak ëllëg ku mayewul nawet bi ñëw Sénégal manqué am jiw loole ñi nga xamante ni ñooy regroupement acteurs yi yëngu ci wàllu industrie agroalimentaire ci Touba ñoo ni waxee dañoo gis ne daal gerte gu baax gépp maanaam gi ànd qualité dañ ko yóbbu Chine njiit la Ousmane Diakhaté ak Ndate Diop. dañ ne am nañ 1,800,000 tonnes te booy xool collecté gu nañ 600,000 tonnes maanaam exportateurs yi yóbbu nañ 400,000 tonnes ñi nga xam ne ñoom ñooy dajale semence jiwu am nañ 100,000 tonnes usines yi dajale 100,000 tonnes yi manqué tuuti loolu mooy 600,000 tonnes loolu kon dafay wax ni normalement war na fi def 1,200,000 tonnes ci àll bi te tey ci àll bi gerte amatu fa fi nekk ni may wax ak yow jiwu amul Sénégal xam nga loolu dafa doy waar. jiwu amul Sénégal loolu garaaw na di Ousmane. mais loolu la am fi mu nekk nii xam nga. da nga bëgg a wax ni lépp jaay nañ ko biti réew. jaay nañ lépp xam nga lu ciy pexe. dem Guinée Bissau jënd fa benn gerte bu tudd Balfous. at mu jot dañ naan capital semencier bi lii la capital semencier boobu kenn du ko laal boo waxee ni jiwu du am dina doy waar di. waaw dama lay expliquer Alaaji Ndata xam nga capital semencier boobu ay déclaration la man fi mu nekk nii su ma nekkoon opérateur man na maa ban agrément damay woo état ne leen am naa 500 tonnes gerte mi ngi nii 500 tonnes yi état da koy bind da koy comptabiliser alors que man boo demee au moins sax kilo bu gerte loolu nag la ñuy comptabiliser ni am nañ capital semencier bu demee boo war a joxe semence ki may jox semence bu ñëwee man ko nag wax dëgg yàlla awma semence xaalis laa yor wala ma dem jënd gerte boo xamante ne nii tout venant su ma ko joxee maafe sax mënu ko def waxuma la di ko ji ay naxante boo fi nekk chiffres yi ñuy avancé méngoowul ak li réalité terrain bi déedéet chiffres yi avancé du ci semence yi benn chiffre daal laa xam ne moom dëgg la mooy chiffre yi nga xamante ne moom lay exporté état Sénégal nag moom moo war a jubbanti loolu parce que accord bu ñu am ak Chine wax dëgg fa yàlla foog naa président Macky Sall bu ñaanoon président Chine dinañ ko jubbanti ba chinois yi bu ñu ñëwee tey dañuy yóbbu génn diw gi ci dëkk bi te bàyyi fi gerte gi. ñu waxtaanee doomu Sénégal bi di Bara Diop Bara Diop mooy kii nga xamante dafa taxawal nepp entrepreneur ab projet jëm ci anuk mbalit mi ci njaareem jaaree ci ay sareetu mbaam sareet yooyee mu jël ci ay ndaw yu bari maanaam embauché projet boobu kon di boo xamante ne bu jar a kañ la Bara di ku jar a jàppale ndax taxawaayam boobee ak risque yu mu àndal dem ba di embauché lu toll ci 20 ndaw dana ko war a kañ waaye waruñ ko jàppee gàcce commentaire u Makumba Bey xalaatu Bara Diop bu njëkk moo doonoon jëriñ aw askanam tonni seen mbalit ba noppi utal liggéey ay ndaw xalaat boobu la jëmmal ci projet jël ay risque dem ñu daal di koy financé ci entreprise bu mu tuddee seen environnement 2016 mu am ay kayitam yépp fukki sareeti mbaam lay doon bu ne ñaari nit ñoo ciy liggéey ak ñeenti superviseur muy ñaar fukki nit ak ñeent ñoo xamante ne nii moo leen di fay weer wu dee DER financé wu ko beneen banqaasu gouvernement bi financé wu ko moo lebal xaalisu boppam ci banque te fi mu ne nii mi ngi koy fay kii kay as gor la soo xamante ne nii ku ko tàcc wut itam war koo bañ a mbële ndax li mu def la ñuy tuddee entrepreneur chaque jour ñuy ñaax gone yi ci nekk leen entrepreneur wutal seen bopp xëy moom mu wutal boppam xëy wutal ñaar fukki nit ak ñeent
am xëy lépp doon dox di jaar yoon nag ba kero ci politique tabbee ndax yéeyaay dañ ko jàppale ci Fonds national d'action pour l'emploi nga xam ne 1987 ba léegi mi ngi fi di jàppale yeneeni projet directeur de l'emploi bi di politicien dëkk Njaareem Dame Diop di politicien dëkk Njaareem ña ñuy wujjeel ci politique nag ñoo jëfandikoo lool nag ba lor ci Baara Diop mook projet bi ñu jël ko di leen ñaawal di leen mbëlee di yàq seen der di leen reetaan ci ñi nga xam ni ci réseaux sociaux yi képp la ñuy làqatu di jëf seen jëf yu ñaaw mënoon ngeen a songu Macky Sall wala ngeen songu Dame Diop wala ngeen songu directeur de l'emploi ñoom seen affaire la mën nañ ko lijjantil seen bopp am nañ moyens yi mën nañoo défendre seen bopp te itam poste yi ñu yor war naa mën a tax ñu wax leen leneen waaye gor su mënul dara di góorgóorlu di jóg ko daanu ba teg lu mel ni ñu yàq deram yaxeet ci ñaari fan ci internet bi jëkkut jaaduwut ba ngeen di reetaan mëneen ngeen ko yemale ci TER bi mënees na ko ree lu jege junniy milliards lañ ci def te fee mu toog jógu fa waaye seen environnement du lu ñu war a ree du lu ñu war a ñaawal du lu ñu war a këll-këllee lu ñu war a rafetlu la lu ñu war a tàccu la lu ñu war a kañ la kenn warta jël photom di ko taqale ak ay photo TER jamono boo xam ni waxtaan wi ci réew mi yépp mooy nu ñuy def ba wutal ndaw ñi am xëy Baara moom dafa bokk ci ñi war a siggi sigéet ndax wutal na ñaar fukki nit ak ñeent am xëy ndax ñaar fukki nit ak ñeent ñiy liggéey ci projet boobu ginnaaw bi ñu leen ñaawalee ci àdduna yépp dinañ amati fitu di ci wéy ndax itam kër ya nekk ca njaareem dinañ nangu bokk ci projet bi te ñetti téeméer rek lañ leen di laaj weer wu nekk ngir ñu tonni seen mbalit Baara ak ñi mu àndal bu ñu lajjee ndamal kan lay doon Baara Diop modèle la ci jeunesse bi président de la république bu ko recevoirul DER jëndul prime bi wala mu dolli ko loo xamante ne ni dina mën a yokku kenn waru koo teg gàcc moo tax li la war mooy nga góorgóorlu siggite wéy bañ a déglu ñi nga xam ne nag duñu dem te duñ bàyyi kenn mu dem. vraiment félicitations bu ay tàccu jaadu woon ci journal Makumba wax na dëgg am na ñoo xam duñu dem duñu bàkku dem réglé la ñaari problème mu nga seetal koñ bi ba pare jox ndaw yi xëy Baara Diop gàcce ngalaama moom sunu gaynde yi ñoom dem nañu macha allah qualifié ci CAN bi terewul ñu ngi wéyal jongante yi ci kaw 6e journée bi Sénégal tey ci ngoon ñeenti waxtu ca diwaanu Thiès muy dalal Eswatini wala waaw mooy bëccëg bu mujj bi ci qualification yooyu lee Sénégal comme qualifié na ba pare te wóor na ko ni yëf yi ni mu mënta demee mooy nekk P moo taxit Aliou Cissé nee na dina changer équipe bi daal di xoolaat yeneen ndaw Abdou Diallo moom it nee nañu dafa amee gaañu ba bokkam ci match bi wóorul Aliou Cissé moo ko wax démb nee na système 3-5-2 bi mu defoon digganteem ak Congo moom lay defaat niki tey ñoo ne ci ak Salif Sow. match bi ak Eswatini dina am ñoo xamante ni dañ doon toog ban waaye dinañ mën a parte bu ñu sukkandikoo ci kàddu sélectionneur bi di Aliou Cissé. on est déjà qualifié. qualifié nañu ba pare kon dañu war a jox possibilité yeneen i joueurs suba dinañ xool yeneen i changement essayer ndax fi mu ne ñoo ngi ci ligne bu mujj bi après dinañu am yeneen match officiel waaye day jafe ngir ñu essayer lu ni mel. s'approcher, il est difficile d'essayer. Sénégal kon système bu mu footballoo woon ak Congo match bi weesu rek lay tegaat ba léegi bu ñu jàppee kàddu entraîneur bi le muy 3-5-2 Aliou Cissé. Nous le savons depuis le départ que pour qu'un système. waaw système moom fu mu dox faaw nga am temps bi dëgg la liggéey nañ ci novembre ba léegi ñoo ngi ciy liggéey ak staff bi waxtaan nañ ci ak joueurs yi nga xam ne ay cadre lañu wax leen ci ñaari match yi dañuy jouer ak système bi après Congo def nañ ko li ci des moom mooy répété waat ko suñu digganteeg Eswatini. On envie en tout cas de le répéter demain contre Eswatini. système la boo xamante ni yombul waaye joueurs yi la dinañ fexe ba def ko. kaddu yooyu le ki nga xamante ni moo topp ci capitaine bi moom moo ko wax moom Idrissa Gana Gueye ba tey nee na bëgg na loolu ci ñaari gaynde yi yees yi nekk ci milieu de terrain bi ak moom. c'est deux nouveaux joueurs qui ont rejoint la tanière. ñaari joueurs yu bees la def nañu seen match Nampalis daf ñuy gën a rassurer ci ginnaaw waaye am koy wax ni mu gën a wax ak man ak Pape Matar ñun ñoo nekk ci kanam Pape Matar moom lay sax daw la bu am talent bàyyi ko ci foot local bi moom nag mooy sama joueur bëgg naa ko lool ndax am na talent moom daal mooy ëllëgu Sénégal. il a beaucoup de talent et c'est l'avenir du Sénégal. résultat match bi ak nu mu mënti demee Sénégal dóor wala ñu dóor ko lu wér te wóor mooy ne Sénégal moom mooy jël P. ci groupe I bi mu nekk. Salif Sow Sénégal Eswatini 16h ngeen mën ko kon déglu incha allah en direct ci rajo Futur Média ak suñu équipe yi dem foofu ca Thiès Malal Junior Diagne ak Abdoulaye Diop. incha allah Youssouf lu jëm ci ba tey qualifié gi ngir Cameroun googee ci jongante Afrique juróomi ticket yi des tey ci talaata ji la séddale mi. groupe I bi groupe Sénégal bi ñaareelu ticket bi tey final bi dañ koy amal ca Bissau bu 16h jotee Guinée Bissau mooy 3e am juróom-benn poñ daje ak Congo mooy 2e juróom-ñetti poñ la am waa
Bissau faaw ñu kon am ndam suñu bëggee qualifié te waa Congo ñoom nag match ni rek doy na ci ñoom ngir ñu daal di mën a dem fële ca Cameroun ci groupe E bi Mauritanie ñoom it ñooy deuxième juróom-benn poñ di war a uti seen qualification ca République centrafricaine waa Centrafrique ñoom ba tey am nañu chance qualifié su fekkee ne gagné nañu Mauritanie te tamit Burundi gagnéwul ci kanam Maroc mi nga xamante ni moom qualifié na ba pare. groupe F Cap Vert moom it day fekki waa Mozambique bu 19h jotee Cap Vert mooy deuxième ñaari poñ la ëppale Rwanda mi daje Cameroun pays organisateur bi kon qualifié na Cap Vert kon jekku na lool ngir mën a kon qualifié ci CAN boobule. ci groupe L bi ñii di waa Bénin suñu amee match nul fële ca Sierra Leone mën nañu qualifié ndax ñoom ñooy deuxième am 7 points Sierra Leone ñoom troisième 4 points la ñu am jàppale ni kon ngir gën a ñaax ñii di waa Sierra Leone seen gouvernement daal dina génnee enveloppe ku nekk kon 10 millions ci francs CFA lañ leen di jox su fekkee ne kon qualifié nañu équipe bi ci CAN bi di ñëw Nigéria moom qualifié na ba pare ci groupe boobule ci beneen groupe K bi xëccoo bi à distance day doon diggante Éthiopie mi nekk deuxième am 9 points di dalal Côte d'Ivoire moom qualifié na ba pare ci beneen wàll ga Madagascar mooy troisième am 7 points di dalal Niger kon waa Madagascar di ut ñaareelu qualification waa Éthiopie dafa mel ni ñoo gën a jekku ngir mën a dem ba Malawi ak Égypte bu wax Mohamed Salah ñoo qualifié ci CAN bi war a am ca Cameroun ci ndorteelu 2022. ñu waxtaanee basket bi NBA ak Gorgui Sy Dieng doomu Sénégal bi dem fekki waa San Antonio Spurs. moom nag club bi moo ko xamle démb ndaw bi di sénégalais international 31 ans la am Gorgui Sy Dieng moom dafa dàqal contrat am ak Memphis fa la amee sax saison bu début saison bi kon fa la ko defee ñaari saison la fa def fanweeri match ak juróom-ñeent la jot a joué moom mi nekkoon pivot bu Minnesota di wax kon lu tax mu tànn ñi di waa San Antonio Spurs yi. So like it was like a college recruiting again all over again. li ci gën a am solo nag mooy daal di waxtaan ngir xam lan moo ma indi fii ci équipe bi li ma fi indi nag mooy dama bëgg équipe bi anam bi muy joué tamit neex na ma trop am nañu système bu baax te ñoom dañuy ànd di bokk joué moo tax yàkkamti naa lool ngir door fii man nag joueur bu défensif la waaye tamit mun naa dugal 3 points dama ñëw daal ngir liggéeyal équipe bi. I'm pretty excited to see what they're all about. Gorgui Sy Dieng kon ci conférence de presse bi mu doon amal ginnaaw bu mu ñëwee foofu San Antonio jàppale ni club bi joxewul ay détails ci contrat waaye Gorgui Sy Dieng Assane jàppale ni kon moom tey mooy wéy di nekk sportif bi ñu gën a fay ci Sénégal kanam ku mel ni Sadio Mané. voilà donc ba tey mu ngi ñu ngi gis ni mu ngi koy delloo ci askan wi. waaye ñoom ñaar moom Sadio Mané effectivement ñu ràññeeku ci wàllu social. ñu ndaw ñi war a topp la tamit nga xamante ni am nañu as tuut daal di dimbale ñi fi nga xamante ni fa lañ jógee. xam nga Youssouf ci wàllu wolof ndax xam naa ni yow wolof bi noonu mais da ngay jàpp ne wolof danaan yàlla bu la joxee bool yi du pour yow bool yi xam nga xajul sa biir waaw pour nga séddale la bu la joxee bool nag nga yemale ko ci yow waaw comprendre ko noonu boo amee salaire bool yi daal xamal ni pour mbooloo mi la du pour yow loolu am na solo te ñoom ñu ngi koy wone kon Gorgui Sy Dieng Sadio Mané ak yeneen ndaw yoo xamante ne kon ñu yëngu ci wàllum sport basketball lañ koy jeexalee Africa League ñoom nag ginnaaw bu ñu ko dàqee mois de mai lañ koy amal ca Kigali ca Rwanda du 16 au 30 mai fukki équipe ak ñaar ñoo ci bokk Sénégal AS Douane moo ko ci teewal ñetti groupe la bu nekk ñeenti équipe suñu jogantee juróom-ñetti équipe yi gën a xarañ ñooy qualifié dem ci quart de finale yi joué demi-finale ak finale ñu fàttali ni kon basketball Africa League mi nga xamante ni kon ñi di waa NBA ñoo ko organisé lëkkaloo ci ak FIBA Afrique jàppale ni kon doomu Sénégal bi di Gallo Fall moom moo ko jiite El Hadj Assane. Hadj Youssouf jërëjëf ñu dalal Hadj Ndaté moom fan nga koy boole Ndaté bu doon sportif la lu mu la gën a nuru ndax Ndaté nuru football kat voilà ñu bàyyi noonu ndax discipline boo tudd rek ñu mere la. ah sama grand la quoi bu ma ko tooñ fajar. Youssouf Bodian ñu ngi lay jaajëfal bu baax. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu dalal ko moom Hadj Ndaté ci chronique culture bi. dal leen ak jàmm. fexe ba modd bu Sénégal ñu lawal ko ba ca biti réew loolu di bëgg-bëggu kuréel gi nga xam ni moom la ñu duppee mouvement national des tailleurs du Sénégal di maanaam kuréel gi leen bootee ci loolu sax ñoom tëgg nañu ab programme tàggat yi nga xam ni ñoom ñoo di seeni membre jëmle ci wàllu coupe finition waaye tamit yeneeni mbir yoo xam ne ni dafa aaju ci haute couture Abdoul Aziz Lo moom mooy njiital kuréel gi
ca Fatick la xamle lu ni mel ñu déglu ko ak Aminata Goudiaby. xam nga dafa bari ay manquement yoo xamante ni tey ci métier bi àgg na ci niveau boo xamante ni tey il faut nga am formation pour mën a génn ci situation bi nga nekk parce que mode bi moo toll foofu. bëgg nañu aussi vraiment le gouvernement jàppale ñu ci ay centre de formation su fekkee ni ñun dañuy jël ay xale ñu former leen ci yenn centre de formation yi mais bu ñu leen génnee ci sunu atelier yi dañuy ñëwaat donc ñun maîtres yi nga xam ne dañu nekk ay artisans nekk ci mbir bu mouvement MTS war nañu mën a dooleel ba ñu boole ñu ci ñi nga xam ne dañuy ñëw jàngal xale yi pour yokk seen ay xam-xam donc kon loolu dañ ciy tàllal loxo état mu jàppale ñu ci ay financement ay équipement parce que vraiment moment boobu rek fi lañ toll former xale yi amaat taxawaay relancer waat métier bi ba mu àgg ci niveau boo xamante ni parce que tey boo xoolee ñi taxaw fii ñëpp kenn ku nekk sa atelier boo demee 10 jeunes ña nga fa pour mu teg ñu loxo encore une fois donte la ñun xaaruñu dara avec sunu moyen de bord yi ñu am ñu ngi ciy def lépp lu ñu war. parce que ñun li ñu sol fii yëpp ñoo ko ñaw parce que bu dee costume africain ñi ngi koy ñaw bu dee costume la gars yi ngi koy ñaw bu dee chemise pantalon lépp dañ koy def fii ci Sénégal kon boog dañu war a jàppale. galerie Le Manège bu institut français bu Ndakaaru fas yéene amal juróom-benni fan ba juróom-ñetti fan ci weeru avril exposition bi mu duppee Abdoulaye Ndiaye cosaan moom artiste bi dëkk ca Thiès nekk artiste multidisciplinaire waykat peintre waaye tamit dramaturge nekkoon tamit acteur. ñu fàttali ni moom moo woyoon way wi ñu duppee taal leen lamp yi nga xam ni mi ngi ko woyoon ba ñuy ubbi premier festival mondial des arts nègres ca atum 1966 jageen jëf ci déglu bi fii la ñu yem dig daje ëllëg. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen gamme Opalia Cabirex ak seen savon de Marseille Créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf coronavirus bàjjo bi ñi mu rey ñuy dox ñu ëpp foofu ñi mu rey ba ñu suuli leen l'observateur xëy sulli wax ji di ci waxtaan ak boroomi kër yu sonn lool ci mbas mi yéenekaay bi nañu ab enquête boo xam ne def nañu ko ci diggante weeru mars 2020 ak weeru février 2021 enquête ba wax na ne lu toll ci junniy liggéeykat ak ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-benn dàq nañu leen fañ doon liggéey ndax ña leen doon liggéey loo ñoo amee jafe-jafe ko mu di motif économique am na lu toll ci 16 527 travailleurs yu ñu yóbbu chômage technique ñiy liggéey ci l'hôtel yi nag ñoo ca gën a dee ne lu mat junni ci ñoom ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar dàq nañu leen ci lu tegewul ci yoon fayu ñu leen sax seeni droit liggéeykat yi mbas mi tax ñu ñàkk seenub liggéey am na ñenn ci ñoom ñu xëy di nittali ci l'observateur coon ak tonkook tumuranke gi ñuy dund am ci kenn ci ñoom ku ñu naan Massaer Gomes dëkk ca Cap Skirring am lu toll ci fanweeri at ak ñeent nee na jafe-jafe jamono tax na mook famem yépp nijaaye moo leen hébergé keneen di Thierno Ndiaye ne moom yàllaa ci jàpp ne dafa naroon a dof Medoune Sy di benn waay bu ne moom ci hôtel Terrou bi la doon liggéey def na fa ñeenti at bi ñu ko dàqee ci mbalit mi la mujj di liggéey doon ab technicien de surface moom waa ji mi nga xam ne ci biir yéenekaay bi ne ba ñu ko dàqee ak léegi dundug welayaan la dëkkee borom dëkk bi borom réew mi di Macky Sall la Tribune nee nañu demande sociale bi ci réew mi sëkkatal na ko ba wër ko ndombo borom kër yaa ngi jooy ñi amul liggéey mu di sëmëri ñoo ngi jooy nappkati réew mi ñoo ngi jooy ñi ci santé bi ñoo ngi jooy seeni ronkoñ feregul njëgu dund gi di gën di yokk saa su nekk le témoin xëye mbir moome mu di emploi des jeunes ba di ñu leeralal lu jëm ci wutal nit ñi am xëy di création emploi ana lan moo waral président Abdou Diouf jéemoon ci ba soonu tële Abdoulaye Wade ñëw jéem ci ba soonu tële Macky Sall moom it ba mu ñëwee léegi mën nga ciy jéem lu nekk waaye mbir yi sotteegul Soleil national nañu président national di Macky Sall mbir moome mu di xëyum ndaw ñi emploi des jeunes illay boppam la ko def port ba ñuy def ca ndaayaan coow la ca amoon jeex na ubbi libération journal bi nee nañu ci samedi ji weesu ci lañ ci doon amal ab réunion ndajem waxtaan mu dajale woon préfet bu Mbour préfet bu Tëngéej maire bu Diass maire bu Ndaayaan maire bu Popenguine maire bu Yène ak maire bu Toubab Dialaw ñeneen ñu teewoon ca ndajame ñoo di service départemental yu Rufisque ak yu Mbour réunion ba doonoon ci teewaayu PCA bu port autonome bu Ndakaaru ak it ci teewaayu Aboubacar Sadikh Bey directeur général port autonome bu Ndakaaru yéene kaay bi nañu fa la ñu sulee njàqare yu askan wi am ci port ba ñu fa bëgg a samp ñetti waxtu yi la mu toog nañu ko di ca waxtaan ak di ca diisoo ba ñu noppee ci la directeur général bu port autonome bu Ndakaaru di Aboubacar Sadikh Bey jëlee kàddu gi dalal seenum xel waxtaan ak ñoom ci njariñal projet bi ak li mu mën a jural askan wi ci wàllu emploi ba yeggee leen it li leen président Macky Sall sant mu di bu ñu liggéey port bu Ndaayaan bu ñu laal benn village traditionnel nañu leen moytu lu ñu mëne nañu moytu di yàqal kenn dara libération nañu ci réunion boobee fa la ñu waxtaane ba gindiku gindiit askan wi ci port bu Ndaayaan ñu jaare fa jàll ci source wa xooli waa comité dialogue social ba demoon seeti nappkati Sénégal ya ca Saniyang ga ca Gàmbi la ñu fa gis dalutum xel ne njaboot yu bari ba fitna ja tàmbalee dañoo daw tasaaroo dugg dëkk bi ñoo nga biir Gàmbi xale yaa nga biir Gàmbi amuñu fa ay kayiti Gàmbi amuñu it kayiti Sénégal du ñuy Gambien du ñu it ay sénégalais Sénégal ak élection locale yi ñu fi wax la Sénégal nee nañu bomb la buy tege dàq nañu datu wote yi te ba léegi jàppaguñu beneen date loolee nag yéen
yéenekaay bi nee nañu bu ñu ko lijjantiwul mën naa jur lu bari Les Échos nañu projet de loi bi ñu yëkkati woon keroog ca ndajem conseil des ministres mu jëm ci reporter élection locale yi ajjuma ji di ñëw député yi ci assemblée nationale danañ ci sëgg ngir lijjanti ko lu jëmit ci mbiri député Issa Sall bu PUR mi ñu war a remplacer ci assemblée nationale loolee yéenekaay bi nee nañu jëmmal nañu ko Sud Quotidien nañu président Macky Sall mi def fu ne mu taxaw fa di wooteeb dialogue ni mu doxalee ci élection locale yi mu di xëy reporté ko te amu ci ak déggoog ñi ko séq loolee lu mën a xajamal dialogue politique bi muy jéem ci réew mi la réew mi quotidien xëy di waxtaane parti politique yi ci Sénégal ak ni ñu bare journal bi dem ci ba dañu leeralal fi mu jàpp ne fa la ñu war a mën a jaar ngir dakkal loole ñu dellu ci xët mu njëkk Libération seeti activiste bii di Guy Marius Sagna journal bi nee nañu li muy am lante ak wàllu yoon bare na booy xool li ñu ko mas a garde à vue moom Guy Marius Sagna ëpp na fanweeri yoon ay liberté provisoire it li mu ci amee kenn xamul nu mu toll liberté provisoire bi ñu ko may keroog moo mujj ne mi ngi woon ak yeneen ñaari liberté provisoire ci gàttal Libération nee nañu Guy Marius Sagna mi ngi dox ak ñetti liberté provisoire. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen gamme Opalia Cabirex ak seen savon de Marseille Créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm ak yéen ñi doon teewlu xibaaru suba seeg RFM bokkoon na ca ne ay xibaar mbootaayu jigéen ñi taxaw ngir jàmmi Casamance yi yëglu la leen mitti lool mooy ni nuy waxee fan yi ci réew mi di wax mbiri xeet ak i waasoog yeneen ca ku ne xam nga ni mun na taal réew mi ca Sénégal xamul lu ni mel ñun ak Benno la ñu mës a xam ba fii moo waral soxna yooyu yu plateforme pour la paix en Casamance di sàkku ñu teg ci suuf ak na mu gën a gaawee yooyu xeetu waxin na secrétaire général bu Xasiyaat mooy ñi yëngu ci wàllu industrie agroalimentaire ci Touba Mbacké ñoom ñooy yëglu ñoom dañoo ne ku moywul déwén ñu am jafe-jafe ci wàllum njiw fii ci mim réew njiw sax du fi am la ñu wax ndax dañu ne daal gerte yi am qualité dañu ko daal di jaay waa Chine diggante juróom ba ñaar fukk ci fan ci weeru mai 2021 gi incha allah jotinu ak séddaleem ndox mi ci gox yu bari ci réew mi dina am ak tan gu baax Thiès la koy njëkkee ba Tëngéej ak Dakar ak banlieue li koy mayee bokk na ca lii di KMS 3 ak mbàndam mu rëy ma ca Thiès ña nga ca liggéey bi it mu ngi dox na mu waree ministre bi ñu dénk ndox ak assainissement Serigne Mbaye Thiam demoon na xoolal boppam tolluwaayu yooyu liggéey Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi soxna Yacine Pouy ci service digital gi ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu jàmm ca kanam tuuti pencoo geeg RFM dinañ dalal docteur Ousseynou Badiane coordonnateur programme national vaccination waaye Serigne Gueye jiite association handicapé yi Sénégal ci wàllum xëy la ñu bëgg rek mooy ginnaaw bi ñu jàngee ginnaaw seen i lijaasa ginnaaw digle njiitu réew mi ñu dugal leen ñu liggéey boobaak léegi nag ñuy daw ci ginnaaw xëy moomee yooyu ndaw handicapé dinañ ànd ak moom Serigne Gueye